nag Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf gonek mbooyee xaar ko ca taatu ndaala noonee la waa APR doxalee ak seen mbokk mi di Moustapha Cissé Lo Le Quotidien bind na APR séddoo na yóbbal ak loo évacué nañu Moustapha Cissé Lo mu jàll démb ba ñuy yeesal bureau assemblée nationale ba dañu ko caa génne moom Moustapha Cissé Lo ne ndombal tànk la mu yoroon mu di ndombal tànk premier vice président bu assemblée nationale tekkee nañu ko ci moom tàkkal ko député Abdou Mbow Le Témoin gis ca ne Cissé Lo mi ngi gën di yàqule ndax tëbale nañu ko ci siisu premier vice président bu assemblée nationale Abdou Mbow moo ko wutu Walfadjri nañu Abdou Mbow ngay gën di jege palais de la république ki mu wutu moom député Abdou Mbow di Cissé Lo mi ngi wax ci Les Échos ne Abdou Mbow sama rakk la ñoo taxawal parti bi di APR mu ne man Cissé Lo awma benn problème ak président ñi ma amal problème moo di ñi ci parti bi li koy firndeel Cissé Lo ne moo di ci màggal gii ñu weesu am na benn ministre de la république bu président yónni ci man ngir mu seet si ma xamal na waa Les Échos ne moom it weeru sulet ba léegi da ko tëdd feebar lenn rek moo ko yitteel guddi ñu toll moo di nan la mën a def ba jotaat ci ak wéram source waa nañu li muy wopp moom Cissé Lo terewul patt ga mu nekkoon génn na ca ba wax na ci bureau assemblée nationale bi ñu yeesal démb ak na mu tëddee wax na ci diggam ak président Macky Sall wax na ci ambition politique am ak it la mu xalaat ca mairie bu Ndakaaru nee na jàpp na ne li nga xamante ne ji moom la jëmee mag moo tax président Macky Sall teggil ko yenn premier vice président bu assemblée nationale te it dina jàppale bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom la ñu tànn teg leen ci bureau ba mi ngi sant bu baax président Macky Sall wax na ne lu aju ci parti bi nga xamante ne ji moo di parti bi di APR tey ba léegi ca la bokk na ci groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar gisagul dara lu koy wan safaan wa ndax lu aju ci candidature am ca mairie bu Ndakaaru ma ngi koy bëgg ba léegi ndax ma ngay am yéene jë Moustapha Cissé Lo li mu tontu journaliste Source A moo di lenn rek moo mu yitteel jamono ji moo di ak wér waaye du leneen keneen ku ñu tëbalee ci assemblée nationale l'observateur nee nañu moo di honorable député Pape Diop li mu doonub député te du jaar ak tànk ci assemblée nationale moo tax ñu sukkandiku ci article 40 ak 105 bu règlement intérieur assemblée nationale ba tax kon ñu dàq ko moom jiital bokk gis-gis yéenekaay bi gis ne ak tekkeetem dara ci wàllu politique du yombe noone ne absence yu bari tax nañu tëbal ko ci assemblée nationale parti bi di bokk gis-gis gisuñu xereñ gu mu wane ci wàllu politique moom mi ko jiite di Pape Diop néewaana lu ñu koy gis ci média yi baa ñu koy dégg ci soxlas askan wi pencum askan wi di assemblée nationale ka ko jiite di Moustapha Niasse moo nekk ci xët mu njëkk Sud Quotidien yéenekaay bi xamal ñu ne président Niasse fippu na ndax dafa bëgg ñu dakkal ŋàññ yeeg song yi ñu dëkkee di def assemblée nationale moom Moustapha Niasse nee na assemblée xam na li ko war tey dana ko def kenn du ko digal li mu war a def li ñuy def la ñuy def xam nañu ni ñu ko war a defee tey danañu ko defee ni mu waree Le Quotidien nañu waxam joojee moom président Moustapha Niasse am nañu mu yeyul ndax député yi fara ci kujjeg politique gi jàpp nañu ne taxawaay bi waa APR waroon a amee ci mbiru Alioune Doumbérou Sow taxawaay ba dafa des lu baree bari Ousseynou Faye bokk ci conférence des leaders bu Benno Bokk Yaakaar nañu ci Les Échos député Doumbérou Sow dañu ko war a dàq jot na ci président Macky Sall mu taxawaayu njiital conseil départemental bu Saint-Louis di maître Moustapha Mbaye xëy na ci l'Observateur xëyee ay kàddu yu mel ne xeme keteme ci coalition Benno Bokk Yaakaar la njëkkee ŋàññi seenu doxalin jóge ca dal ci ñetteelu mandat bi ñu bëggal Macky Sall bay xam le ne ñoo ngi duutal pexe yu wutal président Macky Sall ñetteelu mandat parti politique bi mu bokk moom maître Moustapha Mbaye di parti socialiste wax na waa l'Observateur ne parti socialiste du mës a dellu si waat ci nguur gi maanaam àdduna du yàgg ba parti socialiste jiite ci réew mi ak coow li ko lëmbi fan yi yëpp mu di coowal Mansour Faye ak Ousmane Sonko Le Quotidien nee nañu Cheikh Issa Sall mi ñu ne moo dox audience ba wax na démb ci rajo Futur Média li taxoon Ousmane Sonko demoon seeti Mansour Faye dafa bëggoon mu boole ko président Macky Sall ngir mu ñaanal ko njekk ci Tahibou Ndiaye ngir ñu libéré ko La Tribune nañu Tahibou Ndiaye dellu si waat na ci coow li Cheikh Issa Sall moo ko ca tudd La Tribune di laaj ndax waxi Cheikh Issa Sall ji mu waxi kuy politique la am ndax dafay dëgg pire général Seck wax na ay dëggam pire ca la xew ca teex mu sud yëral xët mu njëkk Walfadjri moom sem gaa ba woon di général Mamadou Mansour Seck mi ngi dànkaafu ñi nga xamante ne ñoo nekk ci dossier bi te bëgg caa rax politique nee na dossier terme sud nañu góorgóorlu ba buñ ko politiquer baa ñuy def dara loo xam ne dafay féewale soldaari réew mi Savon de Marseille Alfé seen kénké pour xam ne suñu gisaatoon gaal guy jëm Espagne daañu ci dugg dem ak leen ci mën a fekk reportage Abdourahmane Diallo ci xibaar yi muy artu waa Caaroy Géej nee nañu liggéey jëm ci yeesalaatu baie Hann di tefesu Hann du yegg suñu leen bàyyiwul xel ndax ñoom waa Caaroy gaar ñoo gën a soxla ku leen yeesalaatu ko seen gox te dañ leen te fàtte docteur yi faj bañ taxaw ci aar seen métier bëgg nañu nguur gi xoolaat ci mbir yi di doxee ku jug rek ubbi sa cabinet di wekk bañ te nag matalewuñu sax ci daañu tax xibaaru tàggat yaram chronique culture bi jeexale ak li ci yenn kaay mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne sulu niñ ci ay faram-fàcce. El Hadj Ndiogou Diène
mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futur Média xibaaru suba gi dañ koy door ak wàllu mbëkk mi nga xamante ne daal nay jolliwaat fan yi ñu weesu ñu ngi leen ko doon wax ca Mbuur la toll ci 2 téeméeri ndaw lañ fa jàpp gannaaw bi ñu bëggoon a jël gaal daal di dem ca Espagne ñoom ñooñu nag suñu ndaw lañ toggal ca Mbuur Abdourahmane Diallo daal di nay ñenn ci ñoom ndaw yooyu ne nag te lañ ko ñu dogg bu ñu gisaatoon gaal la ñuy dem ndax fi ñu toll ni daal am ñu benn yaakaar ci ni mbir yi di doxee fii ci réew mi daal. Reportage Abdourahmane Diallo. Somone ba Joal jaaree ko tefes Mbaling Nianing ak li ko wër ay nit ñaa ngi jël ay gaal ngir mën a dem Espagne Moustapha Ndiaye kenn ci kilifa yi ñenn ci ñi nga xam ne jël nañu gaal gi ngir dem Europe. loolu gënaluñu bu ñu sañoon tamit loolu du am waaye dafa nekk mbir moo xam ni comme ñàkk pexe moo tax nit ñi di ko def ñun tamit ñàkk pexe moo tax mënuñu si dara ndax bari na ñuy dem seeni waajur sax duñ ko yëg da ngay xëy rek dégg ñu ni sa doom dugg na si gaalu sàngam dem na ñu bari loolu lañ si am. ci quartier tefes ñu daje fa ak ay nit ñi nga xam ne jëloon nañu gaal yi Khalifa Ndiaye ci ñooñu la bokk waaye moom ci biir géej gi lañ leen jàppee. le 6 lañ départ fee mais le 7 la ñu jàpp fee Dakar la moo pusoon pour ma bëgg a dem bëgg a liggéey rek ndax fii digg ñu gisuñu fi liggéey waaw parce que géej gi lañ yaakaaroon te géej gi dafa yàqu am na si ñoo xam ne fay nañ 500 000 am ñoo xam ne 400 000 am na si ñoo xam ne 300 000 sama classe gi moom ay 200 000 lañ paas waaw parce que ay mool lañ moo tax. xale bu góor bi moom it jëloon na gaal ngir bëgg a dem Espagne bu njëkk bi mu ko defee antuwul waaye Moustapha dàqul jëlaat gaal yi. voilà su ma fi gisoon loo xam daf may téye moom damay toog quoi mais dama gis ni fële moom avantage am na fa en plus samay copains dañ fay nekk di liggéey ñu ngi liggéey affaire bi changement gis naa fa trop ñoo xam ñoo nekkandoo woon fii mais gis naa ni tamit foofu am na changement trop quoi mais loolu moo motivé. weeru septembre ba léegi lu ëpp téeméeri ndaw yu dëkkee Mbuur ak li ko wër jël nañu ay gaal ngir dem Espagne ñenn ci ñoom yegg nañu waaye ñeneen ñi génnuñu sax ndoxu Sénégal yi ñu daal leen teg loxo. RFM Mbour Abdourahmane Diallo des ba léegi ci wàllum géej gi ak lii di benn an di tefes bu an nguur gi nag tàmbali ay liggéey ci weer yu ñu weesu ngir daal di koy defaraat waaye loolu nag ñii di waa Caaroy géej ñi ngi yëglu nee nañ nag ñoom daf mel ni dañ leen ci fàtte ci projet boobu ndaxte soxla nañ ko leen yeesalaat seen quartier boobu naka noonu tam wàllum assainissement soxla nañ ko yooyu yëpp amul bu nguur gi nag deful dara nee nañu projet bi du yegg ndax daañu taxaw gàllankoor ko ndongo ka ñi dëkkee nag ci Caaroy géej daal dee booloo takk morso yu xonq ñu ne nag la ñuy bañ moo di projet dépollution baie de Hann bi ñu daal dee fàttee nag amal restructuration seen gox bi El Hadji Mor Gueye mooy adjoint coordonnateur coordination des acteurs de Thiaroye-sur-Mer. ci biir projet boobu nag Thiaroye-sur-Mer daf cee am lu mu ci yellool am àq bu mu ci war a jot àq boobu nag ñu koy wax ci nasaraan restructuration maanaam jubbanti jooyanti mbeddi Thiaroye defaraat dëkk bi moom la Thiaroye-sur-Mer di laaj tey état bu Sénégal ak ay partenaires am ak son démembrement technique bi nga xamante ni moom la ñuy wax ONAS te ñu yor projet bi ba mbedd yi ak li nga xamante ni mooy suñu problème de assainissement ak eaux usées yi ak mbalit mi dem ci tefes gi ci projet bii lépp loo xamante ni mën nañ ko cee am muy préoccupation ci wàllu développement ñu am ko si. liggéeyug dépollution baie de Hann bi nag war a jàll si Caaroy géej ci lu yemook juróom benn ci ay kilomètres waaye ñi fi dëkkee ni bu dee nag dañ leen a nar a tëpp jëm nag ci ay ouvrage ñoom ñu jàpp ni yëf yi ñàkk wegeel da cee am. discrimination bi ñu noté injustice sociale ak injustice environnementale bi ñu noté gis ko ci projet de dépollution de la baie de Hann bi population bu Thiaroye-sur-Mer duñ ko subir bépp doomu Thiaroye-sur-Mer ak bépp kilifa bu nekk Thiaroye-sur-Mer ñoo bokk tënku ci benn kàddu. waaye coordination des acteurs yu Thiaroye-sur-Mer daal dee artu ni faawu nag dañ leen di jox li nu moom wala liggéeyu dépollution baie de Hann bi du jaar ci gox bii. Thiaroye-sur-Mer la nga leen di xaar ci exécution travaux yi restructuration bii ñu leen di laaj buñ ko defulee buñ ñëwee à Thiaroye-sur-Mer li ñuy nas di ko mbébét ci projet bi du fi eggee. gox bu ci demee ni ki Mbaaw wala Hann Yaraax daal dinañ koy restructuré ba noppi waaye Caaroy géej daal dee bañ ni kenn du ko xañ nag li mu moom ndongo ka Caaroy géej rajo Futur Média. ndongo ka wax lu soxal wàllum wér-gu-yaram ak kàddu yi ñi nga xamante ni ñooy chirurgien dentiste yi di docteur yi faj bëñ ñoom nee nañ daal li ñu demee ko ci réew mi moo di ne ku jug rek ne chirurgien dentiste la daal di def cabinet am di wekki bëñ te loolu nag dafa am sarti yu mu laaj tax nag ñu bëgg nguur gi daal di ci jug dakkal mbir moom lay Papa Balla Gueye. ñàkk tegu ci li yoon wax ci lépp lu jëm ci liggéey bi di fajum bëñ ci Sénégal doon na loo xamante ne tere naa nelaw ñii di chirurgien dentiste yi nga xam ne tey jii taxaw nañ tam ngir xeex lu ni mel moom mi nekk trésorier ordre national des chirurgiens dentistes bu Sénégal docteur Myriam Dia Tab moom nag muy ñaax ñëpp ñu daal di tënku ci li nga xam ne moom la yoon wax surtout ci article 6 bi lee chirurgien dentiste bi moom lañu jagleel pour muy ubbeeg tëj gémmiñu nit ñi wala képp ku ciy liggéey day liggéey pour jàppale ko ci liggéey bi donc ci responsabilité am ndax moom moo ko rees voilà loolu dafay leer
donc moo xam ci hôpital la moo xam ci cabinet privé la chirurgien dentiste bi dafay nekk ku duggul ci fànn yooyu comme nu mu ko waxee am nga nationalité maanaam sénégalais nga yor nga diplôme chirurgien dentiste sa lijaasa mët na léegi nag ñetteel bi mooy bindu ci ordre. ñuy xam ne nag daañ def seen kéemtalaay kàttan ba nga xam ne képp kuy def lii ñuy tere nag daanu ko jébaane. ñun ci suñu bopp dañuy autosaisir dañuy jël huissier jox mise en demeure dina la jox bu ñu ko deful ñu dem ak yow ba fa yoon nekkee benn. liggéey bi nag doon loo xamante ne daanaka Covid 19 bi laal na ko bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo ci yëngu nag ñi ngi woo kilifa yi yor wàllum wér-gu-yaram ñu daal leen di taxawu ñoom ba tey ji nag jotuñu benn ndimbal surtout ci plan résilience économique bi nga xamante ne moom la nguurug Sénégal bëgg a doxal. dañoo gisul dimbalu ministère wala jotuñu ko bokk la yegg si buñ leen ko wàññalee defe naa doyul sax pour benn chirurgien dentiste. lu tolloog ñetti téeméer ci ay chirurgien dentiste yoo xamante ne nag ñoom ñoo bokk ci ordre bi tax na nag ñuy woote ngir kilifa yi daal leen di gunge ci xeex bi nga xamante ne am na solo ci seen gis-gis. Papa Balla Gueye mbootaay gi ëmb chirurgien dentiste yi di ordre chirurgien dentiste kon ñoo doon jël ak taskatu xibaar yi nag démb Kaolack foofu nag ay ndox yu bon mooy walangaan ca hôpital régional bu Kaolack di loo xam te ne laal na service yu bëri tax nag ba kilifa yi nekk ci l'hôpital bi bëgg nag ñu daal di ci jug ci ni mu gën a gaaw lu ko may rek ñi nga xam te ne ñooy malade yi dañu nar a gën a feebar Ibrahima Diame. melokaan bu doy waar la hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack wone jamono ci de ay ndoxu ONAS yu xasaw xun daal di fees dell ci bërëbu kër docteur bi le wërale yenn service yi mu jaaxal lool personnel beeg administration bi Khady Diatou Sarr Kébé moom mooy directrice hôpital régional. bu loolu amee waxtaan nañ ak ñu war a waxtaanal gouverneur def na ci ay pexe préfet moo ñu jox pompe bee ñuy pomper mais xam nga ni doole hôpital du pomper ndoxu eau usée di ko génne te depuis lu ëpp weer ñu ngi dund ak ndox mu bon mi léegi nag xet gi day dugg ba ci bureau yi day dugg ba ci salle d'hospitalisation yi mu ngi commencé di am des nids de moustiques yéen a ko gisal seen bopp. liggéeykat yi itam wane seen jàqare tiit lool ci seen wér-gu-yaramu malade yi ñu jàpp ne dinañ gën a lot Serigne Modou Sène moo jiite personnel bi. da ngay mujj hôpital lañ nekk donc dafa war a set malade dañu war a nekk ci jàmm nga xam ne y aura pas au moins risque d'infestation des moustiques ak yeneen pour sonal malade yi. odeur bi aussi c'est quelque chose qui dérange boo xoolee hôpital directrice bi mu ñëwee ñu ngi def ay fleurs ñu ngi def ay pots yëpp ñu ngi koy toppatoo mais bu ñu demee di liggéey noonu am benn cadence boo xam ne ñu jékki-jékki stop actuellement on est à un niveau stop. hôpital bi nag moom ci boppam lañuy xalaat ñu dem ba nekk ci situation bu nga xamante ni kenn dootu ci mën a noyyi moo waral directrice bi di woote appel d'urgence. parce que lii hôpital El Hadji Ibrahima Niass mérité wu ko. yi mérité wuñ ko personnel bi mérité wu te mënu continuer. ñu jàpp ni kon lijjanti ndox yu xasaw yi de ci biir hôpital régional bu Kaolack dara gënu ko jàmp ndax lii di gàmmu Medina Baye mu ngi jub si lu ci des bariwul te ñu ngi xaarandi ay junni taalibe yu nga xamante ni mot na bàyyi xel lool Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. Ibrahima Diame feneen fu ndox bu bon di balle di fii ci Ndakaaru ci cité millionnaire nekk ca Patte d'Oie askanu tamit xamante ni ñuy dund tax sax ñuy sàkku ci kilifa yu gox ba ñu daal di ci juk lijjanti mbirum ndox yu bon yooyu la reportage bu Mbaw. fi ñu taxaw ni ci Patte d'Oie dex lay ndurool ndax bari ndox. ñi dëkkee foofee njaakre bu rëy lañu àndal. waaw avec ça ñu ngi ne corona. ci ay briques ngay jaar ngir jéggi dem. xeer yi yéen ko fi def quoi. ngóor si ay békki ñooy ay tànkam ndax handicapé la. békki nga yor na mun nga jàll si ndox mi fii. ci garage Mbour bi lay liggéeyee. moomee di xamle ne am na benn bés ab mère de famille moo fi daal di tarxiis. benn mère si biir ndox mi la daanu si biir ndox mi. si biir doon dem Mbour. Khalifa Ababacar Dia ak Abdourahmane Guissé mer lool teg ci itam di joxoñ baaraamu tuuma mairie bi. maire yi dañuy am de temps en temps buñ di toog seen bureau yi rek nañuy bugg di génn di xam li xew ci seen gox yi parce que ñi dëkk ci gox yi ñoo leen fal lii ak xool ñi fiy jaayeeg yëpp ñu ngi koy nooyi xet boo xamante ne lu doy waar la. mënuñoo dëkk ak ay politiciens si quartier bi nekk ak ñoom te mënuñoo jàppale kooku. finalement politiciens yi amul njëriñ quoi. mais parce que boo gisee li nu mel depuis 3 ans. dëkk ak ndox bu ànd ak xet bu bon nakari lool. askan bu yeewoo ca Patte d'Oie. métti na trop na nga ñu jàppale pour li dañ ko parce que yàgg na fi.
pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. 8h tegal na fukki minute ak benn way ci xibaar yi dem ba diwaanu Kédougou foofu nag taxawal nañ ko programme boo xam te ne dafa jëm ci fexe daal ba jàppale dëkk yi nga xam te ne nekk ci booru frontières yi loolu nag ci ndimbalu ñëpp sëb ci seen loxo kilifa yi ne nag loolu daañu ci taxaw leerale ki Ibrahima Jabaxate. ñàkkum karange bi ñu nemmeeku ci réew Mali ak ci sous-région bi moo waral ñu amee benn lël fii ci diwaanu Kédougou pour seet nag la ñu gën a mën a bàyyi xel ci frontières yi docteur Bakary Samb moo jiite Timbuktu Institute. dañ fexe ba ñi nga xam ne ñooy nguur gi état bi force sécurité et de défense ñi nga xam ne ñooy société civile mbootaayu jigéen ñi ak ndaw ñi xam li nga xam ne moo xew ci àdduna bi ba région bii di Kédougou ak yeneen yu mel ni moom ñu sensibiliser population bi ba ñu fagaru te xam ni li lëmbee yeneen réew yi Sénégal aussi ci Afrique la bokk te comme ni yeneen réew yëpp di fagaroo war nañ gën a yokk fagaru woowu ba tax na ñu amal jataay yi ñu amal tey ubbeekoo fii ci Kédougou mais bëgg koo matale ci yëpp bépp goxu Sénégal. bu ñu seetloo lu xew ci sous-région bi war nañu jël ay matukaay pour gën a mën a aar suñu frontière Sayer Ndaw mooy gouverneur région bu Kédougou. mais bu ñu xamee seen gis-gis ak seen taxawaay ñu jël loolu nag boole kook li nga xam ne moom lañu leen bëgg a dolli tënk ko mu doon benn say boo xamante ni bis bu mis ba dikkee fii ci lu demee noonu danañ xam nag ba taxawaay lañ kon loolu dafa laaj kon ñu ñëwoon fu mel ni Kédougou nga xam ne dafa nekk frontière waaye dëkk yu bëri wër ko mais ci biir frontière boobu mu nekk loo xamante ni aussi doon na foo xamante nit ñi mën nañ ci bàyyi xel ndaxte dañ naan dañ fiy génne or dañ fiy wut or dañ fi wut leen alal yi moo tax mu nekk zone boo xamante ni dafa xaw a doy waar xaw a sensible ci niñ koy waxee ba tax na matuwaay buñ ci def du doy luñ ci jéem du doy. ci gis-gis bi ni mel la autorités yi war a dooleel résilience ak gën a fagaru pour ñàkkum karange bi ñu nemeeku ci yeneen i réew yi ci sous-région bi bañ a yegg si fii ci région bu Kédougou Ibrahima Jabaxate Kédougou RFM. Ibrahima Jabaxate ci xew-xew boobu sax la ñuy des ak kii di docteur Bakary Samb moom directeur bu Timbuktu Institute daal di nay wax ne wàllum terrorisme nag yaboo ñu bàyyi ko xel te nag nguur gi jël ci matuwaay ngir Sénégal mën ci mucc ñu déglu kàddu yi docteur Bakary Samb directeur Timbuktu Institute ci micro Ibrahima Jabaxate. ku ne xam na li xew Mali ku ne xam na li xew ci sous-région bi Kédougou ak région yu mel ni moom ci partie bi ñu nekk Sénégal nekk région bu am solo dend ak Mali dend ak yeneen réew yu mel ni Guinée ku ne xam na wàllu orpaillage bi wàllu yi nga xam moo fi nekk ci ay koom-koom te yenn saa yi mu yitteel groupe yooyu nga xam ne ay samba boy lañu nan la ñuy fexe ba population bi xam dëgg-dëgg enjeu boobu ba ñu liggéey fii nan lañ ko mën a fanqe bu ko defee yàlla mën a musal Sénégal ci yi nga xam ni mooy xew ci réew yi nga xam ne ñoom lañ den loolu nag liggéey la boo xam day laaj mobilisation état société civile day laaj aussi ñi nga xam ni ñoo ñuy accompagner comme fondation Konrad Adenauer ñu ànd liggéey boobu ànd kook population yëpp ak la presse ak acteurs yi nga xam ne ñëpp mën nañu bokk li ñu tuddee le ciblage large nga xam ni balaa crise di am nu ñu mën a fexe ba def liggéey bu nekk mu liggéey bu mucc ayib xam dëggantaan li nga xam mooy enjeu yi ba dara bañ ñoo mën a bett. ci xibaaru tàggat yaram ne andi ceeg Cheikh Tidiane Diagne seen Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Njogu Diène. looy tàmbale. wàllu football lañ koy daal di door rek mbirum Mbaye Niang mi nga xamante ne attaquant la ci biir équipe nationale bu Sénégal amoon nag bébét jóge ca Stade Rennais di club Ligue 1 française daal di wutaliwaat beneen di Saint-Étienne demoon na sax ba def li nga xam te moo di visite médicale waaye sa mujjantal yëf yi mujjut a sotti ba tax na fi mu toll nii dana delluwaat équipe ba mu nekkoon di ren moom nag laata muy dellu si foofu sax am na waxtaan bi nga xamante ne jot na ko seq ak kii di entraîneur am di Julien Stéphane gannaaw ba ñu waxtaanee itam ci téléphone kooku daal ko xamle ni mën naa dellu si dooraat li nga xamante daal moo di entraînement yi waaye place titulaire bi nga xamante ni daal amoon na ko dootu ko garantir ndax Mbaye Niang foog mu ñëw ñafe ko ngir mën a jëlaat place am ndax ci diggante bi am na yeneen i attaquant yi nga xamante daal wane nañ fa seen bopp loolu nag moo di cadre bi nga xamante daal seq nañ ko moom Julien Stéphane di doom si Guy Stéphane doonoon ni jamono entraîneur bu équipe nationale bu Sénégal ni daal ci waxtaan bi nga xamante daal seq nañ ko moom ak Mbaye Niang sax moo ko sàkkoo ni ko ajuma gi mu la ko daal di woo téléphone daal di ko xam ne ni fi mu toll ni dellu na pare na kon bokk pour dellu ci équipe boobu nga xamante ni moo di Stade Rennais waaye lu ci mënti am rek jàppale ni ki match bi nga xam ne moo nar a dox ni ki ëllëg seen diggante ak Dijon moom Mbaye Niang du ko tewee ndax foog rek mu entraîné wu daal di renforcer li nga xam ne daal moo di physique am ci kaddu entraîneur bu Stade Rennais di Julien Stéphane bu loolu
loolu weesoo ñu daal di waxtaanee wàllu Ligue Europa ndiki démb nag la ñu daal di jeexal lii di 4e journée bi Ligue des Nations plutôt démb nag Portugal moom dafa daal di am ndam lu yaa 3-0 diggam ak ñi nga xamante ni daal ñoom la doon footballal moo di Suède. seen but kooko dugal moo di Bernardo Silva benn doublé bi nga xam te ne Diogo Jota moom moo ko daal di dugal moom nga xam te ni ni ki ren ji la ko Liverpool bu Sadio Mané daal di recruter beneen équipe bu am ndam moo di France daal di am ndam ci digganteem ak ñi di waa Croatie démb la woon ca Zagreb 2-1 seen but kooko dugal moo di Griezmann ak kii di Mbappé. Italie ak Pays-Bas dañoo daal def match nul 1 partout Lorenzo Pellegrini bu nekk ci AS Roma moom moo njëkk dugal ci gile jogante pour équipe am bii nga xam te ni moo di Italie laata nag Van de Beek nekk ci Ajax Amsterdam daal di égalisé pour équipe bi di Pays-Bas. Angleterre moom dafa daal di ñàkk démb ci diggante mag Danemark benn bal ci dara ko dugal bitu Danemark moo di Eriksen nekkoon ni jouru Tottenham. ñu waxtaan yi tamit match Belgique bi nga xam te ni mu ko doon amal diggam ak ñi waa Islande 2-1 la leen Belgique daal di daan ka ca ràññeeku nag moo di Romelu Lukaku jot a dugal ñaari but. Pologne daal di dina daan moom itam daan yu 10-0 ñi di waa Bosnie-Herzégovine ka ca ràññeeku moo di Robert Lewandowski mi nga xam te ni moom bi attaquant bu Bayern de Munich. ñu daal dellu suñu réew waxtaanee wala basketball ak dogal bi nga xamante ni lii di FIBA daal dinañ ko jël kon bokk jëmale ko ci wàllu qualification Afrobasket 2021. ñoom nag daal nañu dàkkal li nga xam te ne daal moo di lii di qualification yi dañoo daal di jël Sénégal boole ko ci équipe nga xam te ne ñoom dañoo daal di qualifié directement ci Afrobasket 2021 bi nga xam te ne ko jagleel lii di jigéen ñi la ko war nag moo di Sénégal moom moo di équipe vice championne d'Afrique di ab décision bi nga xam te ni jël nañ ko boobule jamono équipe bu Sénégal ñi ngi doon waajal li nga xam te ne moo di googule compétition ndax ñi ngi doon amal fan yi la weesu ay stage de préparation ak joueurs locales yi nga xam te ne daal ñoom ñoo fi daal di nekk gannaaw loolee ki nga xam ne daal moo di seen entraîneur doon itam directeur technique national di Moustapha Gueye am na ay kàddu yu mu yëkkati ñu déglu ko ci téléphone Soda Thiam. bon comme dañu qualifié directement mais wax dëgg yàlla day je pense que ñoom mënoon dem compétir dem jouer ci fenêtre bi doon nañu defal lu baax parce que dañu permettre ñu teg dara en place évaluer ko la dernière étape avant l'Afrobasket. waaw vraiment moom gën a lool ndax suñu xale yi découvrir la compétition africaine ñu xam équipe bi lu mu capable ak lu mu capable lu ñu war a améliorer pour la suite. maintenant comme noonu la demee nag ñu xool yeneen orientation. est-ce que mën nañoo wax ni li ñu annulé fenêtre bi nii am na lenn lu mu gàllankoor ci li ngeen tëraloon. waaw xam nga ñu ne amoon ñaari objectif. premier bi moo doon préparer la fenêtre FIBA. deuxièmement construire une équipe nationale locale boo xam ne dafay pérenne quoi dafay nekk à tout moment pour améliorer les filles qui sont sur place di leen entraîner régulièrement donc sur ce plan là je pense que liggéey bi amoon na njëriñ trop. maintenant comme amatul peut-être FIBA bi dañuy arrêter probablement le travail en attendant de reprendre individuellement. est-ce que mën nañ jàpp que ni stage bi nga xamante ni tàmbali ngeen ko da ngeen ko wéyal. oui comme dañ ko planifié woon dinañ ko def incha allah jeudi ba samedi ci ngoon après ñu libéré xale ñu dellu seen club comme club yi commencé nañu préparation hivernale ñu dellu maintenant à partir de janvier ñu dellu soit ci préparation d'une manière hebdomadaire avec les équipes qui sont sur le plan national. on le souhaite vivement mais je pense que dina dem ba été prochain peut-être mois de juin juillet mais en attendant dinañ continuer liggéey ak kii nekk local sur le plan local. Sénégal bokk na kon bokk ñu qualifié directement ca Afrobasket bu atum 2021 bu ñu jagleel jigéen ñi en tant que équipe vice championne d'Afrique ànd na seeg Nigéria mi nga xam te ni moom moo di championne d'Afrique ak i Mali ak Mozambique di yeneen ñaari équipe yi nga xam te ni bokk nañu ci demi-finale Afrobasket bi weesu woon fii nii ci Dakaru ci fàttali nag final ga Nigéria moo daanoon Sénégal. Alaaji jaajëf sëñ Cheikh. RFM rajo askan wi. xibaar ñeel wàllum aada ak cosaan chronique culture bi ànd Rochane lañ ci àndal. maa ngi leen di nuyu mbokk yi benn semaine ngir màggal Sembène Ousmane loolee dinañ ko jaarale ci programme bi ñu dippee Sembène à travers l'Afrique ren war a doon ñeenteeli édition bi ñu war ci amal ay projection de film waaye itam ay ndaje jëm ci lu mu bind ak ci film yi nga xamante ne jot na ko def leeralu Samba Gadjigo nekk ku xam-xamam màcc jëm ci wàllu Sembène Ousmane waaye itam littérature africaine. ren affaire jàngoro bi moo tax léegi lu ñu koy defee mooy ñaar fépp foo xam ne autorités sanitaires yi xalaat nañu xëy na nit ñi mun nañu fa dugg di def ay projection te respecter
mesure de distanciation ak yooyu kon daañu am ay projection lu ñu wax en présentiel nit ñi daañu dem ci saal yi toog seetaan mais fépp foo xam ne ki mënuñu def loolu nag am nañu aussi ay projection en ligne alors lu ci gën a bees nag lu ñu def ren mooy nit ñi suñu seetaanee film yi ba pare xalaat nañu peut-être pour yokk xalaat bi dañuy am ay séminaire donc premier séminaire bi ci wolof la ñu koy defee donc Boubacar Boris Diop moom mooy diriger panel boobu dana am beneen panel boo xam ne aussi ci nasaraan la ñu koy defee kooku suñu jigéen bu baax boo xam ne moom tam day yëngatu ci affaire culture bi Fatou Kandé Senghor moom moo ko war jiitu dana am aussi benn boo xam ne ci anglais la ñu koy defee alors kooku nag suñu benn mbokk bu nekk Canada buy jàngale University of Victoria ku tudd professeur Sada Niang moom moo ko war diriger. fukki at ak ñett gannaaw gi mu génn àdduna nag li nga xamante ne moom la fi jot a bàyyi nit ñi dafa mel ni ñu ngi koy bëgg a fàtte rawatina nag film bi nga xamante ne mu ngi koy bindoon jégleel ko ki di Samori Touré scénario bi bindoon na ko ba noppi waaye nag ba tey ñu fexe ba am ci ab réalisateur. xam nga ni Samori Sembène liggéey na ci film boobu lu ëpp ñetti fukki at. te film boobu dafa am solo boo xam ne ci moom moom ci boppam mos na wax benn journaliste mu ne leen man su ma deewee defuma film bi mun ngeen bind kat Sembène moom dafa mel ni dafa raté vie am da li mu doon liggéey yépp amul ci kii foog naa ne moo gën a am solo ci projet yi mu amoon parce que ñetti téere la te téere bu nekk ëpp na ci 500 pages demoon na sax ba dem def casting bi moom ak àndandoo am Clarence Delgado demoon nañu bi def seen repérage yépp pare na daal léegi man foog naa ni Sénégal moo war jël seen responsabilité sunu nguur gi ñu xam ni kii liggéey bu am solo la boo xam ne gestu ci sunu histoire la ñu def ko. Sembène Across Africa édition 2020 gile dina tàmbale ni ki altine gi ñu dëgmal incha allah ci lu ëpp ñaar fukk ci ay réew mbokk yi fi la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. Savon Marseille Alphé seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bi rey yooyu ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay dañ ci ànd ak moom